tâche bi di jàll donc Alfie comme chaque matin beurre bi ci vitamines yu bëri moom ngay toggee. ci moom la ñu toggee chaque matin Pape Cheikh ñu tourné jël tey bi ci ginnaaw parce que dañuy bëgg am ko ci gauche am ko droite ba noppi am ko ci plan de travail bi muy beurre bocage yi nga xamante ni wax nga ko beurre yu bëri vitamine wàcce paquet 200 grammes muy beurre doux boo xamante ni ginnaaw bi ñu koy dindi jugee ci liñ koy ndekkee dañ koy dugal à 100% ci cuisine bi nga xamante ni recette sucrée wala recette salée beurre bocage daf ciy dugg à 100% ci explication bi sax noonu laay jëlee dagg beurre bi seeyal ko parce que dafay dugg ci pain hérisson bi nga xamante ni moom la ñu andi tey xam nga soo ko daajee gis couleuru beurre bi nga xamante ni dañ koy am nee naa la chaque fois 200 grammes mooy nekk ci paquet bi soo ko daggee ci digg bi am 100 grammes te noonu laay def jël 100 grammes bi seeyal ko parce que dafay ñëw dugg à 100% ci biir recette bi mu nekk beurre boo xamante ni gis nga Pape dafay neex a dagg ba noppi soo ko seeyalee da ngay gis goût beurre bi dafay génn à 100% donc beurre bocage toute la semaine chaque jour mu andil ñu benn recette bu bees donc ñu tegee ko nii daal di jàll ci explication wu recette bi soo déggee pain hérisson nag du pain boo xamante ni dañ ciy def hérisson mais dafay am aspect wu hérisson muy defe naa jam-jam lañ koy tuddee wala signel defe naa signel lañ koy wax en wolof donc mburu bi nii nga xamante ni moom la ronwe noonu la ñuy jëlee paaka yi nga xamante ni en général dagg mburu moo leen di yëkkati et puis def ay trait donc suñ defee ay trait yi du yegg ba ci biir maanaam du séparer mburu bi soxlawul muy dem ba ci fond bi donc noonu lañ koy defee dagg ko tout en longueur ba nga xamante ni du yegg ci biir et puis c'est fait donc suñ ci noppee suñu noppee si dagg maanaam en longueur bi dañuy jëlaat daggaat ko en carré donc mi ngoog troisième bi dernier bi et puis ñu tourner mburu bi daggaat beneen sens bi maanaam sens inverse bi mais dañuy def le tout pour mu bañ a yegg ci suuf parce que su yeggee ci suuf rek da ngay gis ni mburu bi dafay détaché wu et puis ñu continuer waat deuxième bi et puis continuer troisième bi pour am forme hérisson bi nga xamante ni moom la ñu annoncé loolu lim ñuy permettre mooy que ci biir mburu mi dañ ciy def ay bagages yoo xamante ni camembert fromage camembert bi nga xamante ni moom la ñu annoncé nga xam ne c'est très très fort en goût mais goût bi ça se marie très très bien ak pain au noix bi nga xamante ni moom la ñu am nga xamante ni mburu mi bi ñu koy defar ci biir dafa am ay dogu noix yu nekk si biir dinañu jël beurre bocage def ci biir def ci persil def ci laaj def ci fromage entremont nga xamante ni moom la ñu andiwaale nga dolli ko si camembert bi parce que dañuy bañ camembert bi ëpp goût bi dominer ko donc ñu daggaat dernier bi et puis c'est fait donc nii ñu am sunu mburu hérisson xam nga soo ko gisee nii nga xamante ne moom lañ ko gis day am forme hérisson donc li ñuy def mooy que dañ koy tegee nii donc daal di jël nag li nga xamante ne moom mooy suite bi li ci war a dem daal di koy def le temps que ñu dindi ruustu mburu bi donc pousse ruustu mburu bi daal di jël fromage camembert bi nga xam ne moom la ñu annoncé si suba en général suñ ko ubbee da ngay gis croûte bu weex bi nga xam ne moom mooy nekk ci biir on va essayer de l'enlever donc dañuy xoos si kaw wala ñu lelli ko ndànk sans pour autant ñu dindi fromage bi nga xam ne moom moo nekk ci biir donc dañuy dindi croûte bi et puis xoos donc xoos nii ci kaw nga xam ne texture bi nekk ci kaw ñu bañ ko consommer et puis moom it suñu paree ñu dagg camembert bi ba mu ndaw nekk ay dés pour mën ko dugal ci pain hérisson bi et puis accompagner ko ak tuuti salade parce que d'habitude les lundis dañuy bëgg di andi def le plein de vitamines le plein de fibres yi nga xamante ni fruits ak légumes yi ñoom ñoo ñu koy jox donc gis nañu fii ci saladier bi def nañu benn tombée de concombre def ci tomate dagg benn pomme citronné ko def ci tuuti marinade pour mu mën a ñëw accompagner pain hérisson bi amaale nañ tam salade yéen a ngi koy séddale moom mooy verte la ci côté bi pour mën a lekk mburu bi en même temps que salade bi donc mi ngoog ñu jël camembert bi ginnaaw moom it bi ñu ko daggee en cube fay beurre bocage bi nga xam ne moom moo nekk di seey et puis ñu jege si waatal mburu bi et puis jël camembert yi dugal ko ci biir trou yi nga xam ne moom la ñu def ci mburu bi donc dañuy jël la remplir ko ak fromage def ci jambon ci biir def ci persil beurre bocage bi moom it nga xamante ne mi ngi nekk di seey ñoom ñëpp dañ ciy dem
donc mu nekk benn mburu boo xamante ni mën nañu servir de brunch parce que les dimanches dañuy am ay brunch te idée de recette yi dafay manqué léeg-léeg nga defar sa pain hérisson bi tànn sa fromage yi nga xamante ni moom nga si bëgg def et puis ku nekk dafay jàpp parce que après dañ koy enfourner ci sunu four Sobel Kitchen bi mu daal di compoter nag nga gis ni fromage camembert bi dafay seey mburu mi croustillant su ko defee dee de mburu yi ngay jël xëcc ko mu am nga am texture bu croustillant daal di am quelque chose de moelleux lu tooy ci biir maanaam fromage bi nga xamante ne moom mooy nekk ci biir donc dañuy jël camembert bi def ko ci biir donc mën naa arrêter fii parce que li ci des mën naa ko continuer pour yow mi di seetaan nga mën a am explication bu leer et puis li ñuy defaat mooy que dañuy jël jambon bi nga xamante ne ci suba dañ ko torréfier moom it dindi humidité bi nga xamante ne moom moo nekk ci jambon bi yëpp et puis dugal ko ci biir moom it ci biir mburu bi nga xamante ne dañ ko ciy sol mu dugg ci biir bu ñoree andi quelque chose de lu neex loo xamante ni moom la ñuy defar damay jàll ci sauce bi laataa may jëlaat jambon bi di ko ci def dolli ci fromage bi donc jël beurre bocage bi nga xam ne moom la ñu seeyal daal di koy def ci saladier bi def ci persil bi nga xamante ni moom la ñu fejat moom it ba mu sew donc dañ ko siy def daal ciy sànni ñeenti doomu guusu laaj donc laaj bi nga xamante ni moom it dañ koy pressé directement ci biir on en a 5 ngoog dañ koy pressé ci biir mu nekk nag benn sauce boo xamante ni moom la ñuy ñëw badigeonné ko ci kaw mburu bi donc loolu lim ñuy permettre mooy que beurre bi dafay ñëw def si benn goût beurre boo xamante ni du am fenn persil bi moom it ñëw dem ci biir andi ci benn goût boo xamante ni mooy goût herbe goût fraîcheur bi nga xam ni moom la ñu herbe yi di jox et puis on enfourne le tout def ko ci four bi donc suñu defee beurre bi laataa ñuy def herbe bi maanaam persil bi ak beurre bocage bi ak laaj bi nga xam ne moom la ñu mélangé dañuy jël fromage bi nga xam ne moom la ñu commencé di def ci biir remplir ko ba nga xamante ni mburu mi yëpp am na fromage emmental am jambon am fromage camembert ba yëpp remplir ñu soog ci def beurre fondu bi daal di koy enfourner bu génnee nekk quelque chose de croustillant à l'extérieur et puis moelleux à l'intérieur Pape Cheikh mu nekk pain hérisson bi nga xamante ni moom la ñu andi tey Diallo. Voilà, merci Alfie on va déguster dans quelques minutes. am na benn Alfie bu góor buy reprendre sa ay recettes on va montrer ça aux téléspectateurs dans quelques minutes. wan ko Pape Alfie la tuddee boppam dañ leen koy won moo gën a taxee Alfie nag moo gën a aay Alfie. non parce que man dama foogoon ne Alfie moo gën a aay ñëpp. il m'est arrivé mu togg dara ma dem kër ga jéem koo defaat mais damay échoué. souvent boo dee reprendre ay recettes am dafay raté. ay waay man de beaucoup sauvé. ay parce que toog guddi benn guddi yooyu ma supp laa doon defar. supp alaaji supp. nga fejat lépp tëmbal supp yomb naa toog. waaw déglu ko mu yeggali. coow li dootul coow li newul. déedéet newul foofu de Pape. xanaa ñamoo. déglu rek. question ñam de. réussir naa lépp foofu yëpp moo ji. waaw man daal xam naa ne butéelu diilun ba. laa ci xel li ba mu digg. dafa rosi supp bi Pape dafa rosi supp bi. dama ko rosi dégg. c'est comme un jour léegi nag yëf yi tëmb. ma ngi diw gi tëmb presque toll nii. nga toll nii di tëmb. nga toll nii bu tombé di xiif da ngay toll nii rek. da ngay toll nii saral tuuti ëf. waaw daa di guux. da ngay loolu laa ko mujj def di toll. da ngay toll nii da ngay toll nii. def ci bitel da di ngay toll nii toll. quand t'es seul tu peux manger ce que tu veux. peut-être les autres ne peuvent pas aimer. moi j'ai une fois acheté steak. mais xaw ma nañu koy toggee noonu rek laa ko ci soobee. direct. waaw ci kii bi ci fi ñu koy toggee. mais dama koy bës ndox mi di génn. ma na cay ŋacc na cay ŋacc xaw ma ndax ñor na wala ñorul waaye lekk naa daal man daal j'ai mangé en tout cas. ouais et recette bu ma gën a mën muy tortilla ci moom laa ko gisee mais Alfie bi par contre moo la gën a taxee. regardez. ouais.
voilà bëgguñu leen woon wax dëgg bi mais il faut que ma wax leen ko mënu ma leen ko nëbb en réalité jëkkëru Alfi la. waaw Ricardo jabar ji mën na togg mais Ricardo lii lay daj ci waaj bi bu Alfi lay togg ci télé bi Ricardo lii lay daj. lii lay daj ci waaj Ricardo juste. Ricardo juste est-ce que xam nga nii mu sumbee ko Pape moo tax chef cuisinier yi. bu ñuy togg dañuy limite dañuy mel ni ay médecin. il faut que ñu solu ba fii. ay gants sol non il faut que seen yére ñëw ba fii. bu gisee ni seen col yi dafay yéeg. et puis ñu sol pantalon ba pare sol dàll yi nga xam ne limite médecin yi moom la ñuy sol pour éclaboussure yi nga xamante ni moom la en cuisine ci cuisine yu mag yi les cuisines de resto parce que seen protection la donc yow mënuloo sol lu comme man li ma sol ni du exemple parce que je ne suis pas chef cuisinier mais su fekkoon saal nga nekk da ngay sol pour protéger wu pour bañ a lakk yi nga xamante ni di tëb mu bañ la lakk ak mbaxane bi question hygiénique la parce que bëgguñu karaw y a plein de gens qui nous fatiguent ak Alfi lu tax solul gant wala bonnet mel ni comme si ñoom bu ñuy togg dañuy sol gant wala bonnet puisque ñun on ne nous balle rien du tout alors que nous ne sommes pas des Black Panthers on est juste des êtres humains yu toog ci télé di wax duñu ay héros ni ay Souleymane wala Batman wala Superman on est juste des êtres yu toog nii di wax donc li xew ci kër yi rek la ñuy def ci télé bi parce que TFM mooy seetu askan wi donc pas la peine de porter des gants ni des machins choses mais chef cuisinier yi dañu koy sol effectivement parenthèse ak dédicace la ñu bëggoon may Alfi woon leen jëkkëram naka lay toggee ca waañ ba bu Alfi liggéey see 10h36 mooy